asalaamaaleykum mbokk internet yi asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi safo la Teranga TV gannaaw bi mu nuyoo ku nekk ci sa tur ak sa sant dellu di leen ziar jox leen seen wàccuwaay ba mu mat sëkk nee naa leen salaamaaleykum ci biir allo la Teranga ma ànd ceeg samay naataango la may noo def. maa ngi sant yàlla bu baax di la bëggee. naka tey di nuyu waaw tey comme d'hab comme d'hab rek. Mor ziar naa la. waaw delloo ziar di la nuyu la may seen ñu bokkal plateau bi di nuyu ñi nga xamante ni ñoo taamu seen émission allo la Teranga donc voilà di jaajëfal saa sax ñuy bokk plateau bi. bisimilah ci seen biir émission allo la Teranga tey di commencé ci arrestation yi nemmeeku nañ ne fan yi arrestation yi bëri nañ torop ci côté jigéen comme góor seen jàngat ci biir arrestation yi la waay. waaw xam nga arrestation yi moom des fois da ngay yaakaar ni sax gars yi dañuy def doo dàqee quoi. doo dàqee comme ni ñu ko doon defee temps booy mais bon li ñu ci mën a jàngat rek mooy nekkuñ ci réew boo xam ne dañoo war a jàpp nit yóbbu tëj après quelque temps nga libéré leen xam nga tey ñu jàppoon ay ñoom Dambo jàpp ñoom Karim Xurum Xaq ba tax waa Cusems taxaw décréter benn 24 heures boo xam ne élèves yi duñu dem jàngi. c'est vrai que. du affaire école la mais Dabo ci syndicat la ba pare activiste la mën nañ ko wax léegi gis nañ sorties yu bëri yu mu def Karim ku nekk xam ne ni yàgg na ci Assane Diouf ak ñoom Guy Marius Sagna mais donc gis nañ léegi ci information yi que ni libéré nañ Karim libéré nañ ñoom Dabo ainsi de suite mais dañ war a egg foofu. xam nga fan la ñu war a egg. da ngay xool li ñu leen jàppee benn manifestation bu ñu bëggoon def. manifestation bu ñu bëggoon def dañ déposer seen demande. demande bi il faut que ñu fàttali ne ci constitution bi dañu ne demande bi da nga koy dugal plus tard benn 24 heures avant da ngay yëgle soo yëglee yow nga xool liy déployé ci homme de tenue ci biir ville place de l'indépendance ak li wër ville juste pour interdiction marche bi alors que bu ko autorisé woon le minimum lay wàccee gars yi taxaw place de l'indépendance wax seen ñaxtu wax li leen nakari ku ne ñibbi du am benn déraillement mais léegi nga interdire ko jàpp ay jigéen fii ainsi de suite donc pour man mën nañ bañ a egg foofu ci réew mi quoi parce que waruñ jox dëgg surtout président de la république laay wax warul jox dëgg ñi naan jamono bii ñu ngi dund ci mbirum dictature bu ñu fàtte ni Gambie dañu waxoon dictature la ñuy dund moom Macky Sall lañu dénkoon mission bu pour mu dem déguerpir Yaya Jammeh donc loolu ñu doon dund noonu waruñ ko mën a dund Sénégal fii quoi parce que Sénégal tollul foofu wax dëgg na xel. Mor ñu gis ne am na ay arrestation yu yemul ci ay jigéen kese yu yemul ci ay activistes kese mais dafa mel ni la liste devient de plus en plus long am na ay hommes de tenue yoo xamante ne ni jot nañ leen teg loxo sa jàngat ci loolu. waaw man je pense que arrestation yi yow damay dem ba benn essence da ngay jàpp ne amul sens te dafa amul benn fondement. parce que bu ñu demee bay dañuy teg loxo ay nit à chaque fois dañ naan ban motif moo tax ñu leen teg loxo parce que dem fekk nit di ko këyir fi mu nekk di ko jël ñenn ñi dañoo bëgg a ñaxtu dañoo bëgg a wax seen soxla waxuñu sax day ñaxtu mais dañuy wax seen soxla ñu teg leen loxo bu ñu demee nag ba jël ay homme de tenue di leen teg loxo ñoo xamante ne ñoom mën a jàpp ne seen yoon nekkul ci affaire de ay pro Sonko ay yu ni mel donc ay supposé ne dañ leen a déglu dañoo wax léegi donc day dem ba benn instant bi Sénégalais du ñu xamante lan la ñuy gëm. day dem ba du xam lu ñu gëm parce que arrestation yi moo bëri ba pare amul benn fondement chaque jour ñu ne jàpp nañ diw bàyyi nañ diw tey ki nga xamante ni moom mooy Clédor Sène ak ki nga xamante ni moom mooy Assane Diouf ñu def leen sous mandat de dépôt ngir lan parce que dañoo wax rek ñu ne peut-être que ñoom dañuy wax incitation xam nga lan day dem ba benn instant day andi li ñu naan li nit ñi naan suñu justice bi amul crédibilité parce que loolu lay wane fi mu nekk nii loolu lay wane parce que à chaque fois buñ ne jàpp nañ diw lan moo tax dafa wax ci affaire Sonko instant bi ci ñu bëri kenn ñemetul sax dem si benn plateau di wax sa xalaat ci li nga xamante ni moom noonu la dëkk bi demee parce que yaa ngi ragal ñu woo la bu ñu demee bay jàpp ko xamante ne si wàllu jàng moo tax mu doon wax
wax juste xaatam ci mbir ñu teg ko loxo ñeen ñoo xamante ni ay activistes lañ gis ñoom lu doxal dëkk bi moo tax ñu teg leen loxo donc personne n'est à l'abri ci mbir mi donc day mel ne ba instant bi daal dañuy weñ loxo nit ñi kenn du wax kenn amul droit wax sa xalaat li nga xamante ni moom mooy liberté d'expression ñu daal di koy bafoué donc ça devient daal li nga xamante ni moom mooy écran à chaque fois ngay gis yenn mbir yi nga xamante ne mi ngi am ci réew mi te bu yàggee jamono ji leen la ñuy gis. est-ce que yenn yëngu-yëngal yu ñuy def ci réew mi la waay. waaw xam nga man damay bëgg rebondir dama ko fàtte sànq. ci arrestation bi ñu def ci homme de tenue yi. saa lu mu mën a jur dafa grave. il faut que ñu moytu bu baax. ñaari alkaati yi. kenn ki policier la kenn ki gendarme la nga gàddu. yóbbu brigade prévôtale. fan lay mujjee. barki Dembo Ndiaye. garde pénitentiaire ñu ngi ñaxtu. que ni ci affaire Ousmane Sonko bi la ñu mën a jaaree pour ñu faj seen soxla. que seen nekkin. doxul baaxul. ñu taxaw ñu ne bés bu suñu leen andilee Ousmane Sonko ñoom duñ ko nangu jël. y a problème. da ngay dégg ñaan la dañuy wàccee armée beeg dañuy def lii ñoo xam ne du ay caaxaan moo leen di génnee comme par exemple GIGN. GIGN normalement waroon na bokk ci opération bi nga xam ne première kiw bi amoon kër Sonko ba waa bib di ñëw. liggéey boobu c'était waa GIGN. mais ils ont refusé. comprendre nga. c'est-à-dire bu ñu toll ci moment bi nga xam ne nag même suñu ay homme de tenue sax nekkuñ ci jàmm. foofu moom c'est catastrophe totale la. homme de tenue c'est des hommes de tenue. mais kan moo ñu mën a wax ni amul kenn ku ma bokk ak Macky Sall benn dret. te farul ci kaw Sonko kenn mënu ko wax. kan moo ñu mën a wax ni kan ku nekk ci Sonko bokk ak moom dret farul ci Macky Sall mais ku nekk da nga am pour far. am na foo bokk. c'est vrai mais lan moo ñu justifier ni ñooñu dañ doon yëddu ay information di ko jox Ousmane Sonko léegi ñii di yëddu information ba kër Ousmane Sonko def ak ay micro yu sophistiqué di ko déglu nag wala Ousmane Sonko moom du citoyen léegi ñii di yëddu Ousmane Sonko ci ban droit lañ ko teg kenn waxuñu ba tey ndax ñu ngi yëddu kii aji kenn waxuñu ndax ñu ngi koy yëddu wala len beneen bi jël nañ suñu ñaari policiers alkaati yoo xam ne Sénégal moo leen di fay ñu dem jox ko ay kii aji ça c'est un Ousmane Sonko amul doom buy jàng amul sœur buy jàng ñooñu est-ce que nekkuñ ci danger ñoom tamit sous prétexte aji saa dafa nekk ci danger moo tax ñu jël ko protection bi yëpp ñaari alkaati yi koy surveiller guddeeg bëccëg suba ngoon mu nekk ci aviam léegi njabootu Ousmane Sonko nag wala Ousmane Sonko n'est pas en danger mais il est en danger parce que ñu ngi koy yëddu ay oto yoo xam ne ñoo koy yëddu foofu moom ci wax na ko ba wane image ak yëpp mais attends léegi policiers yi ñu jàpp ak gendarme bi pour lan ban enquête la. fii attends dañuy toll benn mois boo xam ne tey da ngay woo kenn nit mu woo la téléphone yow da ngay mujjee di kàll ak moom à cause de lan ñu ngi lay déglu ok. donc y a problème ci Sénégal. man su may toogee di waxtaan suma soxna par exemple kon ça veut dire que ñu ngi may yëndu waxoon naa ko fi keroog c'est un danger total. te pourtant am na ñoo xam ne ñu ngi wax lu gën a graaw te loolu j'interpelle vraiment le haut commandant de la gendarmerie. gis nga Birima Fall xaw ma kooku mooy taalkatu fitna. kooku bu jëli di am Birima moom la ñu war a dem jëli parce que day wax ay wax yoo xam ne c'est vraiment dépassé dootul nekk débat. farak Macky Sall ba tax yow nga bëgg accuser lu toll di gendarmerie c'est-à-dire tey ñu ngi institution yi nga xam ne dañoo am doole ci réew mi ñu war leen jox respect moom la ñuy jël di ko bafouer di n'importe comment. tey Birima bu toogee ci télé mu ne Adji Sarr porté na plainte 1 mois avant gendarmerie bi ñoo ko rejeté pour mu dem andi ay preuves mais loolu c'est grave. loolu c'est grave loolu nag est-ce que Birima tey bu ko haut commandant de la gendarmerie woowee wala brigade de recherche ñu woo ko wala ñu dem jëli ko mais kan moo koy protéger su boobaa. est-ce que dinañ ko jëli est-ce que bu ñu ko jëli jee dina ñëw mais normalement dañ ko war a jëli ji parce que lu mu wax dafa grave. li mu wax dafa grave trop dañuy wax ay li ñu jàppoon ay Assane Diouf ak Clédor Sène dañoo bëggoon taal fitna ci dëkk bi Birima moom lu mu wax dafa bëgg taal dëkk bi. parce que gendarmerie alkaati wala policier wala militaire c'est pas ay jeux yoo xam ne dañ leen di foowee. man je parle en connaissance de cause pour
brigade de recherche. ba ci ki nga xam ne moo géré woon dossier Adji Sarr muy lieutenant Touré c'est pas un n'importe qui. du nit boo xam ne da ngay ñëw guux ko ay milliards wala ay millions tax mu def leneen. mais Lamay est-ce que accusation yi Ousmane Sonko am pour yëkkati wax ne lii am na ak lii am na est-ce que am na suite tamit. mais moom xam nga joxe na preuve yi. wane na ko ñëpp gis nañ ko ci internet bi. ñi ko doon yëddu. gis nañ ko. léegi mais fii xam nga defoon naa fi benn jàngat ma ne leen fépp foo dem ci Sénégal wala ci adduna bi tey. rukk boo dugg. am na benn pro Sonko bu fa nekk. qu'il fasse très attention que nit mun na jékki-jékki dévoiler ay affaires yoo xam ne. musoo ko foogee. partout nag. partout kenn xamul ndax kër Sonko boobu tamit tey ndax amul ay nit yoo xam ne. dañuy ñëw pour yëddu ko pour kii ko di jaay ni ñoom ci moom lañ far. ay topp way du moins way. mun na am ay topp. topp yee ngi fépp. comprendre nga topp bi ñoo dañuy dem fii ñëw wax ma ne ko lii ak lii topp bi noonu lañ mën a ñëwee fii tam wax fee leneen mais waruñu egg ci. di dem di jëli ay alkaati juste pour le cas de Ousmane Sonko si c'était le cas ay alkaati ngi def lu ne. kenn jëliwu leen. mais toujours dans un cadre bi nga xamante ne on a eu un week-end mouvementé këru député Seydou Diouf. dañ koo taal. waaw donc dañ koo taal démb ba lu bëri ci kër gi yàq nañ ko otoom ak affaire yooyu. donc mu nekk loo xamante ne ñu bëri donc jaaxal na leen mais liñ ci bëgg wax jur askan wi. moom mooy peut-être bu ñu nee taal nañ kër diw yàq nañ fi les gens vont passer automatiquement aux gens yi nga xamante ne ñoo ànd ak Sonko. ci jamono ju ñu nekk nii parce que dem nañ ba instant bi li ñu naan muus sax boo ko dugalee ci néeg bu ko def yenn mbir yi bu dee ba sës day fipp mais que ça soit que des Sonko que ça soit mu nekk ñeneen je pense que lu ñu déplorer la parce que koo xamante ni député la bon mën nañu wax ne ci APR la bokk dem nañ këram yàq nañ ko ak yenn mbir yoo xamante ni am na donc mu nekk loo xamante ni daanaka fi mu nekk nii incitation li ñuy wax violence commencé naa jóg parce que nii dañuy faral di gis ñi nga xamante ni ñoom ñoo ànd ak Macky Sall ñu làq leen ñi nga xamante ni ñoo ànd ak Sonko ñoom ñu dóor leen loolu ñuy gis jamono ji ba ki nga xamante ni la wax sànq li nga xamante ni moom la waa jooju wax ci fi nga xamante ni moom mooy pleine émission wax ko te kenn dara fekk ko ci am keneen koo xamante ni tamit ci wàllu ñi nga xamante ni ñoo ànd ak Macky Sall nekkoon muy Dumburu Sow waxoon ko fi ne nañ génn jaase yi képp koo xamante ni nga bëgg a taxaw ci wàllu affaire Macky Sall troisième mandat bi ñu génn jaase yi teg fi par force benn pël donc yoo xamante ni nit ki loolu bu ko waxee mu taal dëkk bi parce que ànd ngaa ñun waxuñoo leen donc bu ko kenn defee dañ ko war a mën a teg loxo laaj lu tax mu wax lii. jàmmale ñëpp ay policiers yu jóg dañ leen di arrêté. parce que ñi nga xamante ne ay policiers lañ. bu seen morom yi ñi nga xamante ne jugee na ñoom ñii suñu ay collègues lañ ñii suñu ay confrères lañ dañoo war a dem ànd ak ñoom. ci xeex bi donc qu'est-ce que ça va amener. ñoom ñi ngi fooy yenn yoo xamante ne peut-être bàyyi ñu ci xel parce que ñi waruñu leen a peut-être que dañ naan ñoom dañoo nekk sous tutelle li nga xamante ne mooy ministère de l'intérieur moom mooy di jox peut-être des ordres pour ñu def ko mais lan mooy ndey ñuy jël li ki nga xamante ni moom mooy ay militaires yu ko àndee ci biir ville parce que ville police moo ko war a yor prendre saa yi waa gendarme ñëw jàppale leen ci liggéey bi mais armée amul droit sax dox ci li nga xamante ne moom mooy biir dëkk biir ville bi parce que ku nekk ak fi nga war a yam sa champ d'intervention mu nekk loo xamante ni à chaque fois chaque jour nga dégg lu bees ñu ne waaw ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko jamono ji dañ ko mettre sous résidence surveillée dem ba koñam sax pour nga dugg fa sax problème la instant bi koñam sax pour nga dugg fa dañ nañ la xool ba xam fa nga dëkk boo fa dëkkul tu es obligé nga faire le tour pour mën a doxi sa soxla donc pour lan parce que Sonko rek moom moo nekk ki nga xam moom lañu visé ki nga xamante ne peut-être moom mooy Adji Sarr moom mi ngi ci jàmm di doxee ni mu ko neexee ñi nga xamante ne peut-être ñoom ñooy waa Sonko yi am ñu droit génn am ñu droit dem fu nekk parce que dañ naan way il est à résidence surveillée saa su nekk war na ko war a mën a jëli nañu bàyyi xelu Sénégalais yi ñuy fooy ak di teg nit ñi fitna à chaque fois ñu teg nit ñi fitna parce que am na ñoo xamante ne seen yoon nekkul ci li nga xamante ne moom mooy mbiru Sonko bi te ñoom fi mu nekk nii ñu ngi si pâtir di ci am ay jafe-jafe yu métti te ñoom ce ne sont pas des Sonko su nekkuñu ay APR am na ñoom sax ay apolitique lañu ñu jël mbir mi fi mu nekk nii li Sonko doon wax fi mu nekk nii daa mel dafa commencé nekk dëgg mooy mbir mi nekkatul diggante Sonko ak justice mais dafa nekk jamono ji diggante pro Sonko ak pro Macky jamono ji loolu la ñuy gis fi mu nekk nii
te bu continuer nii je pense que fii ak ay fan je pense que ku ko yoxoon 48 heures lañ koy may pour mën a wuyu ji bu ko deful lañ koy jële ji. donc attendez-vous à ce que affrontement yu métti am yoo xamante ni au-delà ci ki ñu taal këram muy ki nga xamante ni moom mooy le député bi nga xamante ni moom moo nekk Rufisque di leen dégg yéen ak yeneen. voilà. Je rappelle tout le temps que vous êtes sur la Teranga TV ci seen biir émission Allô la Teranga ñu dem ci beneen ponk vaccin yi egsi na biir Sénégal autorités yi ñu ngi vacciné wu Lamay. ah waaw yeneen si yàlla dimbali. ñoom kay moom pour vacciner wu de apparemment. ah pare woo pour vacciner wu. non bokkaguma ci cible prioritaire bi. kon kay moo ñi nga xam ne ñoom ñooy cible prioritaire bi ñoom waxal nañ ko seen bopp te ñoom VIP ñu ngi vacciné wu ah nañ vacciné wu rek ñoom bu ñuy vacciné wu fii rek ñu ngi vacciné wu rek baax na am na beneen loo bu yegg si. nañ attendons de voir. mais est-ce que vous pensez que plan de com war na am boo xamante ne ni dina convaincre sénégalais yi. mais loolu c'est obligatoire. vacciné wu. loolu c'est obligatoire parce que boo jëlee sénégalais yëpp. du sénégalais yëpp a gëm vaccin. loolu moom qu'on le dise ou pas. et qu'on le veuille ou non. du sénégalais yëpp a bëgg gëm. vaccin bi. da ngay dégg sax dama yàlla baal ñi naan seen vitamine C. vitamine C. comprendre nga. kon du ñëpp a ko gëm. jarul tëkku jarul def dara. nit ki da nga koy wax. li fi nekk. dem nañ ci kër kilifa diine yi gis nañ kilifa diine yi ñu leen di ñàkk. comprendre nga. li ñu war a ñàkk doomu aadama yëpp parce que buñ dañ koo jënd ñoom bu dee dañ koo jënd. xaalis Sénégal lañ ko jëndee. kon sénégalais ñoo si war a ñàkku. même bu président taxawee bon ñu bëri ñu ko si blâmer que ni boo leen ko ñàkkuwul man moom. jëlee ma wax boobu waxu dara dama ko jëlee rek waxu kaf la. bu mu ko waxee que ni boo leen jëlul lii ma def ko ne comme temps booy li nga doon kiiwee rek. boo lekkul lekk bi rek ma dem jox ko sa morom. pour man c'est juste ça. mais ni ñu def communication boo xam ne. communication bu dëggu la bu véridique. pour man xam nga fan lañ faussé ci communication bi. mooy ba vaccin yi excès waruñu woon précipité 2 jours xaw ma 3 jours après ñu commencé vacciner nit ñi. première chose à faire li ñu waroon njëkk wax mooy. dinañ ko saytu. Sénégal. saytu ko ba pare balaa ñu ko tas mais gars yi jëluñu temps wu saytu quel que soit alpha même bu ñu wóoloo ñi leen ko jox. waroon nañ mën a am fulla ak faydawu taxaw ne ah même bu dee da ngeen ñu koo may sax wala dañ koo jënd quel que soit lu mu mënti doon mais da ngeen ñu may ñu saytu ko parce que ci ay doomu aadama la jëm. pour man foofu lañ faussé ci communication bi. parce que bépp garab bi fu mës a dugg jaar na laboratoire ñu xool ko. moo xam dañ la ko may moo xam mayuñu la ko mais da nga koy saytu am nañu ay scientifique yi fi nekk ñoo xam ne loolu rek mooy seen métier. mun nañ ko xool bu dee day am effet secondaire ñu xam bu dee du am effet secondaire ñu xam yow defoo loolu yëpp comme ni nga defoon ci artémisia bu mu egsee tag jënduñu ko. artémisia ba xam nga jënduñu ko. dañu ko offrir. mais teewul dañ ko jël dem saytu. mu jël temps bu bëri. mais vaccin yi boobu ñëwee tamit mënoon nañ ko dem jël noonu def noonu rek pour man foofu la ñu ratee communication bi quoi. non par rapport ak communication bi foog nga ne bouche à oreille c'est-à-dire moo wax jottali la nga wax keneen ak keneen ak keneen que yow déjà vacciné wu nga. am nga droit taxaw ne ah demal defi vaccin bi demal nii ak nii ak nii ak nii parce que apparemment sénégalais surtout dafa wóolu ki nga xamante ne dem na def ba pare ba xool moom lan la ciy jëlee. waaw sénégalais day gis soo gëm. mais selon ci li nga xamante ne moom lañ ko jéem a wax. gis nga li nga xamante ne mooy coronavirus bi. si vaccin yi dañoo def communication boo xamante ni daanaka dañ ko faussé. gis nga nañ def ci début vaccin kii bi nga xamante ne moom mooy mbas mi mu soog dugg. ni ñu ko defee. ba nit ñi ñëpp yëg ne mbas dugg na ci réew mi mbas dugg ci àdduna bi. def des spots publicitaires def ay film def ay way. donc loolu jël nañ seen temps def ko noo xamante ne sénégalais ku nekk am nga façon boo xamante ni mën nga ko mën a jaale foofu. communication bi ba ñëpp yëg ko. muumay sax dem nañ ñi nga xamante ne ay muuma lañ ñu baaba ci kàddu ak ñi nga xamante ne sax ay suur lañ. ak ñi nga xamante ne jàll daa jël seen gët ñoom ku ci nekk. dem nga ba xam ne dëkk bi am na lii nii la ñuy maytoo léegi donc vaccin bi nga xamante ne ñëw na ba mu ñëwee peut-être que précipitation bi ñu def à chaque fois ñu ne ñëw na si ëllëg sa ñu ne waaw def nañ tas nañ ko ci biir région yi ku ne jox nañ sa loo loolu moo waroo nekk première phase li ñu woon def mooy njëkk ñu ne ah peut-être que dinañ ko yóbbu fa nga xamante ni moom mooy bërëb bi nga xamante fa la ñuy saytoo wàllu vaccin yi ñu xool ko ba xam
baax na wala baaxul parce que premièrement ñu ngi doon douter ci li nga xamante ne moom mooy efficacité bi parce que sénégalais yu bëri ku ci nekk yaa ngi doon bàyyi xel li nga xamante ne moom mooy yeneen vaccin yi am parce que am na plusieurs ku ci nekk na bii moo gën a baax bii moo gën a baax mais bañu àndee ñu ne bii lañ ñu imposé muy Sinopharm donc waroon nañoo def première phase mooy ñu ne dañ koy saytu xool ba xam baax na wala baaxul leneen li mooy ki nga xamante ne moom mooy professeur Moussa Seydi li mu wax tey bu ko njëkkee woon je pense que sénégalais bay dañ xaw a ñeme vaccin bi parce que tey si lay soog a wax ne vaccin Sinopharm bi amul benn effet secondaire bu muy def si nit ñi loolu la wax tey donc il fallait que ñu njëkkee loo xamante ni peut-être que sénégalais dinañ ci bàyyi xel mais dañuy commencer tànk yi bëgg a jëm ci bopp bi alors que am na fenn foo xamante ne war nga fa mën a commencer ci wàllu communication parce que sénégalais pour nga gëmloo ko dara yombul vaccin yàgg na fi parce que vaccin rougeole ku juddu dina vaccin pourquoi sénégalais duñ bañ parce que xam nañ ne vaccin boobu dem nañ ba sénégalais gëm nañ ko vaccin wu li nga xamante ne moom mooy ngas ak yenn ñu ngi koy vacciner suñu doom parce que ku juddu sa doom dinañ ko vacciner fekkoon vaccin yooyu dem defuñu lu war ba nit ñi gëm ko donc foofu du am jafe-jafe pour ñu vacciner seen doom donc je pense que daal communication bi ni ñu ko jaarale moom moo am problème dañoo juutal mbir mi ci niñ ko war a mën defee donc je sais pas nag am nañ beneen loo bu wax ne mu ngi ñëw muy COVAX bi ñu wax ne dinañ am beneen loo bu ñëwaat donc bii nag nañu toogaat ak sénégalais yi def beneen façon communication boo xamante ni peut-être que même fekkee sax dañuy woo sama mbokk Pam Ndiaye coppet yeeg yooyu ñu defaat ko mbir mi rek pour sénégalais mën koo gëm. man côté boobu lenn laa ci dolli mooy par rapport ak fi nga waxee léegi ci professeur Seydi. c'est un gars boo xam ne sénégalais ñëpp ko respecté. qu'on se dise la vérité quoi. première vague bi Facebook am la yor. lu mu gis ni lii sénégalais dañ ko war a yëg. mu jël posté. surtout si chloroquine bi Twitter am ak lépp day posté di wax première vague bi da cee def ba mu jeex da cee dem ba jeex mais on s'est vu que deuxième vague bi dafa ñëw mu ne tekk kenn déggatul professeur Seydi ñëpp di laajte ana professeur Seydi léegi silence am boobu mu silence durée boobu yëpp dafa travailler tamit bopp nit ñi lan moo tax ba vaccin yi ne cëpp professeur Seydi commencé wax. yow deuxième vague moo gën a mortel. surtout dégguñu ko nga toog ba vaccin yi ñëw ngay soog a wax mooy li nga wax gis nga sénégalais mun na laa gëm bëgg la trop mais am na looy defee tuuti. non donc da ngay jaxase xelam lan moo taxoon silence am bi jékki-jékki ba vaccin yi egsi muy soog a waxaat tey bu taxee mën nañu vaccin yi amul benn effet secondaire dem leen ñàkku ji. waaw moment bi deuxième vague bi ñëwee ñi gën laa soxla dégguñu la. foofu loolu mooy wax ci aussi quoi. sérieusement loolu mooy wax ji mais man sama wax mooy benn laaj rek laa am pare nga pour dem vacciner wu. waaw déggoo ma ne la bokkuma ci cible prioritaire. damay tàggatoon dafa leer. tàggatoon. maa ngi lay gërëm di la sant di gërëm waa Sénégal ñëpp ak àdduna wërngal këpp. Mor. waaw voilà donc comme ni nga ko wax rek man moom aussi. Mor xaaral ma laaj teegu ma la ndax bindu nga ci liste bi ba pare. vaccin Lamay tamit. non man moom je suis pas prêt à me vacciner. parce que gisaguma lu ma doy si lu ñu wax ci vaccin bi. gisaguma ko te aussi comme ni nga ko waxee bokkuma si cible parce que aw ma benn maladie chronique bi tax ma dem di vacciner wu ji. waaw di la jaajëfal di bokk plateau bi ak Lamay Sène di jaajëfal yéen ñi nga xamante ne yéen a taamu seen émission Allo la Teranga donc ñu xam ne Teranga daal fii rek la ci la télévision la Teranga Info. di leen jaajëfal yéen itam seen waxtaan am na solo bu baax di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne yéen a ñu safoo toog di ñu déglu merci beaucoup à vous nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un prochain numéro Allo la Teranga merci au revoir.